asalaamaaleykum sama gars yi suñu gars yi Balago TV encore Balago TV tey nag Balago TV dafa ñëw tey pour ñu waxtaanaat ci affaire SODAV comme temps yi ba SODAV moo xew et musiciens yi ñooy ñëw fii di wax seeni doléance mais pour ñu tëdd njaxanaay ba kenn duñu jàmm moo tax ñuy wax gars yi dañuy ñëw di def seen réplique tey nag maa ngi toog ak mon petit frère le rappeur l'ingénieur de son et xam naa ne Samba Linguère la de en matière de son ñu koy wax Alaaji Man mi nga xam ne moom la gars yi jiiñ ne dafa làmb fukk dem jënde 15 Alaaji maa lay nuyu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin Baye Thione maa ngi lay ziar mbégte laa am nag tey seet si la. yaa baax waay. waaw di nuyu waa Balago TV yëpp sama nuyoo nag maa ngi koy teg ci kilifa yi di leen ziar mooy kilifa yi nga xam ne ñoo yor réew mi. rawatina Chérif Abdoulahi di xalifatul muslimin ki nga xamante ni tey moo toogal Seydina Limaamu fii ci Yoff Jàmmalaay di jaaree ci moom di ziar kilifa diine yëpp. ak kilifa aada yi ak kilifa yi nga xam ne ñoo ngi nekk ci jàngu bi. rawatina nag di nuyu ñëpp ak ñi nga xamante ñi ngi liggéey ci art ak culture. du artistes yi kese techniciens yi managers yi ingénieurs de son yi ñëpp ñu ngi leen di ziare di leen nuyu. di nuyu kenn koo xam ni itam mënuma koo ñàkk nuyu muy sama maam Idrissa. kuy sa maam Idrissa. waaw Idrissa sama maam la. Idrissa Diop. waaw waaw. ah bon waaw. ndeysaan grand Idi grand Laara Bëggaj Alaaji Man nee na mu ngi lay nuyu maa ngi toog aussi ak ñoo xam ne damay bàyyi sax ñu présenter seen bopp ba pare jeune frère gars yi nga lay déglu yow yaay kan jegal micro bi nag. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu di ziar ñëpp di kontaan aussi ci ñëw fii ak dalal bi ñu ma dalal ci Balago TV maa ngi tudd Kalidou Ndiaye ñu gën ma xam ci Kals nekk membre fondateur groupe Flamme Ji bu Thiaroye voilà maa ngi ànd ak aussi sama xarit xam naa dama koy bàyyi moom aussi mu dugg ci waxtaan bi. di yow rappeur nga. effectivement. mais comme li gars yi wax foo toj. non ñun jóguñu woon pour toj. voilà parce que ñun aussi bañ ñëwee dañu xool ay yàqu-yàqu. waaw. liñ taxoon jóg moom mooy defaraat. defaraat comme toj na ba pare. dañuy xool lu toj li ñu dajale ko pour tabaxaat ko. ok Gora aca. waaw salaamaaleykum sama sëriñ Thione man sëriñ laa lay wooye. merci. waaw di nuyu Alaaji Man bu baax a baax moom aussi nekk koo xamante ne nii ku ñu ràññeel la si mouvement hip hop Sénégal man Bokar Diop laa tudd nuyu Kals mi nga xamante ne aussi tamit rappeur la sama mappandoo nga xamante ñoo nekkandoo si hip hop Galsen man rappeur la depuis 88 laa nekk si mouvement hip hop Sénégal groupe yu bari presque jaar nañu daagu seen layet ñu nekkoon foofu doon def ay matinée disco. donc boobu groupe yu bari doon def hip hop ci ay danseurs la ñu woon. ñu continuer nag ba léegi ñu ngi ci art bi génne nañ benn album. mais yow yaay représentant. waa ginnaaw raay. génne nañ benn album bu tudd Ragal du Jéggi Raay 2016. taxawal li ngeen dëkk ginnaaw raay moo tax ngeen def son bu tudd Ragal du Jéggi Raay. du son de album la. Ragal du Jéggi Raay. Ragal du Jéggi Raay. Ragal du Jéggi Raay ragal bul jéggi raayet da ngeen ñuy siis ci teen bi tax ngeen teg système bi dañoo teel a komp dil bi nag teel a jël si peer bi yaakaaruñ dara si peer bi Ragal du Jéggi Raay. loolu lay wax waaw. Alaaji ba loo wax ci loolu. waaw non ñii damay rafetlu toog ak ñoom parce que boo xoolee li gaa ñi wax je pense que dafay wane ni cëslaayu hip hop
musique urbaine hip hop dafa am ñoo xam ni ñoom ñoo ko tàmbali fii ci réew mi bokk na ci Kals bi nga xamante ni ñoom itam comme ni ma ko waxee am na ay jamono yoo xam ni wax dafa jafe du ko mu neex rek nga wax. moom Kals waaw déedéet dama ne am na jamono yoo xam ni ci réew mi. wax loo sa xalaat. ci réew mi nu muy doxee lu jafe la woon. waaw d'accord waaw jamono jooju nag ñoom seen groupe bokk na ci ñi jóg di fësal li nga xam ni moom la nit ñi jamono jooju xaaroon ci surtout artistes ci pédagogie. ci sensibiliser ci responsabilité ak engagement citoyen. mais nag Kals nag balaa émission bi jeex moom foog nga wax ma foo toj. tu comprends bon ok Alaaji. laay. xam naa ne dégg nga coow li. yow yàlla def na nekk nga membre du conseil d'administration de la SODAV. donc lu fa xew suba ba ngoon xam nga ko xam nga gars yi nag dañu may sax balancer rek ay message xaw ma dëgg la xaw ma du dëgg moo tax ku ñëw toog dama lay laaj directeur bi nga xam ne lañu wax ne bi mu toogee jël na fa tuuti ay koppar te ngeen mujj ko génne dañ ne Alaaji Man sax bu nga ko teewul woon da koy dóor kurpeñ parce que Alaaji Man n'a pas digéré le fait que mu jël daal ci xaalisu artistes yi toxal ay doomam ci yeneen école changer mode de vie xat et cetera loolu da ngay confirmer wala da ngay infirmer. waaw coon xam nga liggéeyu SODAV dafa important d'abord. ñu xamal nit ñi SODAV ci lan la taxaw. parce que man bi ma toog fii di wax sax. boo xoolee ci règlement général SODAV administrateur. mayuñu ko mu wax ci mbiru SODAV fii léegi conseil d'administration bi autorisé wu ko loolu. may remercier conseil d'administration bi parce que ci conseil d'administration bi mujj. la ñu ñaan aussi ak coow li fu mu toll ñu mën ñoo may ñun itam ñu mën a wax suñu xalaat ñi xam ko. ah bon waaw parce que loolu ci règle SODAV lépp lu muy def daf koy teg ci règlement ak ci yoon. règlement général bi moo aaye administrateur muy wax ci mbiru SODAV te autorisé wuñu ko mais daf ci teg bind ko wala sax mu dugg ci mbiru gestion wu SODAV loolu règlement bi la waaye pour tontu ci li nga xam ne moom nga wax. mais xaaral donc maanaam si j'ai bien compris il faut autorisation bu membre bi pour yow nga mën a ñëw toog fii wala nga toog feneen ñuy wax ci affaire SODAV. waaw loolu la règlement bi wax. bon d'accord. pour wan la ni rek nii SODAV du ko mu neex rek nga jóg wax lu la neex. bon nag gars yi ngeen xamee ko noonu ok amul problème. waaw kon maa ngi remercier conseil d'administration boobu nga xamante ni depuis 2013 ñi ngi ci liggéey bi. muy 36 membres yoo xam ni yàlla def na ni am na ci ñett ñoo xam ni génn nañu àdduna ci diggante bi di ñaan yàlla mu xare leen àjjana. amiin muy Makodou Mbeng muy Sangone Viera ak Amidou Dia nga xam ni conseil yu président ñoom ñëpp ci conseil d'administration bi la ñu bokkoon ci liggéey bi la ñu bokkoon. ñii fi des nag di aussi ay jàmbaar ma leen di nuyu di leen remercier ci tey possibilité bi ma am ñëw toog di wax ci mbiru SODAV parce que waxaluma sama bopp. li may wax du lu ma moom. li may wax du loo xam ne maanaam dama ci am dogal. dama ko bokk ak ñëpp donc lu ma ci xam laa ciy wax. loo xam ne nag direction gérante moo ko war a tontu ñoom tamit am nañu li ñu ci war a tontu waaye pour dellu si ci laaj bi nga xam ne moom nga wax. dafay baax aussi ñu rappeler ni lépp loo xam ne dafa jëm ci procédure. ci confidentialité wu procédure yi. yooyu tamit dafay xaw a jafe ñuy toog ci télévision di ko expliquer parce que dafay xaw a doy waar. waaye non Alaaji. waaw Alaaji. damay leeral rek. li may wax gars yi la wax càkkati gin Alaaji de wuyu ma fii xaw ma seen règlement nu mu mënti demee. déedéet du suñu règlement. suñu règlement la du seen de ci nga bokk de. yow SODAV nga bokk moo tax man la càkkati gin parce que man. waaw mënuñu wax affaire mal fonctionnement au niveau de la SODAV mënuñu wax manque de transparence
mënuñu wax tam affaire 5 milliards yu fa jaar ba pare ñu naan am na yoo xam ne duñ ñu may ñu wax ko déet da ngeen koy wax nag parce que musiciens yi ñoo ñëw toog fii Balago TV di wax ba yéen ngeen dégg ko te xam naa ne bu ngeen déggee ala kuli al il faut ngeen def réplique parce que sinon xam nga fii moom gars yi ki njëkk a wax moom la ñuy gëm te xam naa ne defu leen yëfu cuune parce que Daniel Gomes ñëw na yow ñëw nga te dina am keneen ku ñëw keneen ci membre SODAV bon léegi petit frère est-ce que tu trouves normal pendant 4 ans xawma 5 ans yéen waa SODAV ngeen di fonctionner sans contrôle loolu amul fenn te ngeen di encaisser xaalis ay milliards ba pare amul benn contrôle loolu la gars yi wax fii de man leen non loolu mënul nekk ñu ne ma loolu moo nekk ma laaj ba Daniel Gomes mu ne bon non c'est que état bi moo waroon teg le comité de contrôle te état bi defu ko ñun sax bind nañu état bi pour ne nañu teg boobu comité mais ba léegi kenn tegu ko mais loolu alaaji c'est pas normal. waaw question bu am solo la parce que li ma neex ci yow Thione surtout. waaw mooy da ngay poser des questions ci lii nga xam ne bëgg nga ñu leeral ci. waaw donc ma bëggoon aussi comme que gaa ñi ñu ngi ñuy déglu ñoom it ñu jël bic di bind. parce que gaa ñi li ñuy wax. coow li bëri na. te lii may wax nii bëgg naa aussi ñuy jël bic di ko bind. parce que bu ko defee ñu am la bonne information. gaa yi bind leen. le grand Aladji Mané la aca waaw dama bëgg xamal gaa ñi question bi nga posé ci transparence ci gestion ci yooyu yëpp wax nga ko mais pour tàmbali rek. non gaa yee ko wax. waaw gaa ñi xam nga grand chef. xam nga gaa ñi. amuñu tur. kay am nañu tur kay. kan da nga may wax tur ku wax lan. Idrissa Diop. li ma wax la wax. Pape Cheikh. gisee bu Omar. monsieur Dia ak Moustapha Goudiaby ak. baax na loolu nga wax doo xam na mat na kon ñooñu nañu jël xale ma bind. waaw li may wax nii war na leen intéressé. waaw dama bëgg a fàttali ak ñeneen nag. waaw damay fàttali. ñi war a ñëw suba. waaw mais Thione nag. waaw ak ñi war a ñëw ginnaaw suba. nañu ñëw bés bu nekk loolu du problème. dama bëgg rek wax ñëpp ni SODAV bi ñu ko créé en 2013 ba muy ñëw octobre 2016 ñun biñ ñu dénkee bureau sénégalais des droits d'auteur dama bëgg mu leer ñu ngi fa fekk 42 216 262 ci compte banque yi ak kees yëpp nay gars yi di bind. may ma foofu. waaw kon yéen a tane madame Sibi. madame Diaby Sibi moom. non c'est-à-dire may leeral. waaw madame Sibi moom bi muy ñëw di toog ñu koy jox le bureau sénégalais des droits d'auteur 100 € la fa fekk. waaw voilà ak yeneen dem. léegi ñun ci li nga xam ni noonu la ñu jotee société bi. fekk nañ fa gannaaw loolu ñu fa fekk nañ fa ay bor yoo xam ni dafa am maanaam ay retard de répartition yoo xam ne dañ ko waroon jox artistes yi joxaguñ leen ko. mu toll ci 435 747 339 nay gars yi di bind parce que li ma leen jox nii du waxu gaañi dafa important parce que dama bëgg li ñuy wax aussi nit ñu koy dégg ñuy xam ni ñii nga xam ni ñoom la ñu dénk société bi dañ leen ko dénk ci ay këyit ñuy liggéey ci këyit te li ñuy wax aussi ci loolu lañ ko teg. waaw bu ko defee. droit yooyu nga xam ne ay répartition lyrique la muy 2015 2016 wala répartition répertoire religieux 2013 2014 2015 2016 loolu lépp moo nekk ci 435 millions. mais yéen. xaaral ma yeggali. balaa ngeen di fay non xaaral ma yeggali. balaa ngeen di fay. toog ngeen 2 ans yoo xam ne fayu leen. waaw Thione. voilà xaaral ma ñëw. xaaral ma ñëw. man damaa xeeñ ci ne de. xaaral balaa ngeen di fay toog ngeen 2 ans yoo xam ne fayu leen acca nañ dem. waaw léegi bi ñu ñëwee jël société bi 2016 li ñu njëkk a def ci suñu liggéey mooy d'abord càmbar li nga xam ne moom la ñu jox xam nga société bu ñu la ko joxee da ngay xool d'abord ci ban cëslaay lañ ko teg ci wàllu liggéey. waaw société boobu nag bi ñu ñëwee
fekk ñu fa li ñuy wax manuel de procédure maanaam société boo ko taxawalee dafa am ay procédures yoo xam ci biir société bi mooy tënk société bi nu muy doxee fekk ñu ko fa biñ fa ñëwee gisuñu fa maanaam c'est-à-dire maanaam manuel de procédure ñi nga xam ne ñi ngi may déglu dama seetaan xam ni administration xam société muy doxee maanaam tey société boo ko ŋànkee poste yi nga xam ni fa la ñuy teg nit ñi di leen fa nommer li leen di jokkale tax liggéey bi di demalante di ñëw seen diggante dafa am lu ñuy wax manuel de procédure boo xam ne ñëpp ci la ñuy tënku loolu la ñuy wax manuel de procédure waaw loolu bokk na ci li nga xam ne dafay doxal société day tax société am bonne santé état financier wu BSDA kenn mësul génne état financier 1972 ba ñu koy jël 2016 kenn mësul génne état financier wu BSDA amut maanaam société boo xam ni day liggéey te du produire état financier yi tax ñu xam fi xaalis bi dugg fu mu génnee li mu dépense li mu yor lu mu denc. d'accord loolu lu am solo la beneen bi mooy commissaire au compte commissaire au compte ci wàllu société dañu ne bu tolloo fii dañ fa war a teg koo xam ni liggéeyam moom mooy commissaire au compte maanaam càmbar li nga xam ne mooy compte yi ak yeneen yoo xam ne fekkuñu ko fa loolu du maanaam mbir yoo xam ne sax dañ ciy bëral di appuyer longtemps parce que bëgguñu di comparer wala di répliquer man dama bëgg rek juste que tey sama jaar-jaar mu nekk benn waxtaan boo xam ne dañuy informer donner la bonne information parce que ñiy wax ñëpp ci SODAV la ñu bokk ñiy wax yëpp ñoom ñoo am SODAV am nañu droit wax ci SODAV seeni prérogative la te am nañu sañ-sañ bi donc man tooguma fii pour tontu leen wala pour répliquer ak ñoom waaye nag sama toog mooy leeralal leen jox leen la bonne information. leeral égal réplique mooy moo fontawaay mooy li nga wax léegi neex na ma. non xaata li nga wax léegi dafa ma neex ndax da nga ne ñi ñëw toog fii di wax am nañ ci droit ba SODAV la ñu bokk war nañ cee wax nangam loolu moom c'est bien dit aca c'est bien dit merci. donc SODAV nag dafa nekk société boo xam ni boo xoolee ci njëlbeen li njëkk am ci société Sénégal du BSDA jiituwul fii ci société de gestion collective. waaw moo dina ma jaaxal mais xam nga nit ki li nga xam ne moo la concerné rek moo lay ñor. waaw léegi société bi jiitu ci Sénégal ci gestion collective mi ngi tudd le BADA le bureau africain du droit d'auteur boobu 1943 la fi nekkoon. boobu da ngaa judd yow. boobu waaw nag waaye nag xam nga nit boo bëggee xam sa bopp da nga xam sa cosaan. donc bi BADA jógee fii dafa am benn délégation boo xam ni SACEM moo fi nekkoon muy délégation SACEM pour uutu BADA bi mu fi jógee. donc cette délégation boobu nag bi mu demee ba Sénégal am indépendance ci la ñuy door a taxawal en 1972 le bureau sénégalais du droit d'auteur par le président Senghor. dafay baax ñu fàttali gaañi ni gestion collective Sénégal tàmbaliwul BSDA jeexul aussi ci SODAV dafa am cursus dafa am lu bëri loo xam ne dox na ci. waaw ci diggante boobu nag ñu toog acteurs yëpp toog ñu ne bu ngeen xoolee àdduna muy doxee dafa laaj léegi ñu xoolaat defaat une évaluation ci li nga xam ne moom mooy doxalinu droit d'auteur mu am lu ci yees am lu ci bees yow bokk nga coon ci comité bi ñi nga xam ne ñoo ko doon accompagner di ko xelal ba Banque mondiale bi mu ñëwee sax pour jàppale acteurs yoo xam ne ñu ngi doon taxawal loi bu nga xamante mooy loi 25 janvier 2008 bi ñu koy taxawal bokk nga ci ñi nga xamante ni vraiment dox nga ci. Banque mondiale ñëwee ne dafay réparer benn injustice. Il y a un chanteur sud-africain la ñu wax dafa naa daal su ma juumul boo xam ne moo woy le lion est mort ce soir. C'est ça. alors kooku bi muy dee njabootam dañ doon yalwaan pour luñ ko jëndalee càngaay ak kees bu ñu ko def alors que moment boobu muy génn àdduna woyam boobu mu ngi am $1 million par jour alors bi ñu gars yi joxee information boobu ñu ne moo tax ñoom dañuy ñëw il commence par le Sénégal pour rectifier pour que plus jamais loolu dootul am day woo nañ ma toog ma joxe sama xalaat ba cokkaas sax le délégué de la Banque mondiale naan ko dox ngeen xaar ba léegi ngeen soog a ñëw mais ba xaalis génnee man kenn woowatuma ak nañ dem. waaw léegi ba mbir moomu nag taxawee loi boobu taxaw mu dem ak li ci topp yëpp ba loi bi taxaw muy loi boo xam ne léegi dafa jël Sénégal jox ko li ñuy wax droit d'auteur ak li nga xam ne mooy droit voisin. droit voisin
loolu nekk na fànn boo xam ne mën nañ ci waxtaan plus tard mais pour gàttal rek ne droit d'auteur ak droit voisin ci la tàmbalee Sénégal ba ñu tàmbalee nag loolu ñu toog ay at yu bëri pour mise en place bi ba waxtu wi jot ñu ne ci loi bi nag mooy wax ne dañoo war a taxawal société de gestion bu bees bu yees boo xam ne day méngoog loi bi war fee uutu BSDA artistes yi acteurs yi daal di sàkku ci état du Sénégal ne na leen delloo bureau sénégalais des droits d'auteur ñoom ñu yoral ko seen bopp état bi daal di leen topp ci loolu mu dem. bal mon petit frère. da nga ne artistes yi état bi nag topp leen ci le fait que dañu demander ñoom ñu daal ko yoral seen bopp. il y a 3 jours j'ai dit à Daniel Gomes gars yi li ñuy kaas ñu bëgg affaire bi nekk rebolote. rebolote maanaam carte yi nañ ko baatarawaat da koy kupp. mooy loolu mooy loolu mooy loolu mais ma ne su ma nee mais normalement artiste léegi nag artiste war na ko mën a jiite moom moo mën a non artiste mën na ko jiite parce que loi bi waxul loolu règlement bi waxul loolu mais kon am na contradiction par rapport ak yow da nga ne gouvernement bu Sénégal nangul na leen pour que artiste da koy jiite mais kon ban artiste moo ko jiite. waaw d'accord merci ci précision boobu foofu amul contradiction boo déggee ñu ne la artistes yi ñoom la ñu joxaat seen société ñu jiite ko mooy hiérarchiquement parlant SODAV dafa am lu ñuy wax assemblée générale. assemblée générale mooy instance bi gën a kawe ci société bi te assemblée générale boobu ayant droit yi maanaam artistes yi nga xam ne ñoo bokk ci société bi ñoom la ñuy woowe assemblée générale ñoo nekk ca bopp ba ñoom ñooy tabb nag ñooy fal conseil d'administration fal directeur fal ay employés bu ko defee artistes yi kon ñoo nekk ci cappaandawu société ba di élire ñi leen war a représenter. mais. waaw damay terminer rek. da ngeen a bàyyi ba Sénégal di football coupe du monde. ak xaw ma ban dëkk. ngeen sol seeni ba njaganjaay ba ñu fees. ñëw indi leen pour ñu booteel diw. loolu la gars yi wax fii de. waaye point boobu coon de bala ngay avancer parce que bu fekkee da nga ibbi bunt da nga may aussi ma am lu ma dugal foofu waaw léegi ci point boobu damay expliquer mais xaaral ma yeggale ko non damay expliquer maa bañ waaw bismillah xaaral ma yeggale ko léegi pourquoi ngeen bàyyi ba Sénégal di football coupe du monde waaw nga xam ne kenn du leen tal waaw ngeen soog a xool woote seeni bagage daal na koy pël ci biir pañe bi waaw pourquoi waaw léegi xam nga man lépp lu may wax rek damay bëgg ma teg ko ci ay fait ci loo xamante ni du lu ñuy waxtaane ak lu ñuy laam-laamee loi bi dafa wax ni assemblée générale boo xamante ni ordinaire ak extraordinaire nee na dañ koy organiser ci fin wu mandat wu période boobu le dernier jeudi du mois de juin maanaam dernier jeudi wu mois de juin ci at boobu nga xam ne lañ ko war a def mu tombe Sénégal di football waaye ñun loi dafa tegu ci suñu kaw ne jeudi boobu lañ koy def date bi moo nekk nii muy jeudi 28 juin 2018 salle de l'unité africaine mise en place 9h may rappelé ne jamono jooju le ministre de la culture Abdou Latif Coulibaly moo présidé woon ouverture bi. D'accord. Donc loolu teguñu ko ci affaire u match ak ci affaire u loolu dañuy waxtaan rek mais dañ ko teg ci lu yoon wax SODAV. D'accord. Donc loolu gaa ñi dañ ko organiser le dernier jeudi du mois de juin conformément à la loi à la salle de l'unité africaine. Très ministre bien, de la culture Abdou Latif moo ko présidé. Donc nañu tëj buntu boobu. non boobu leerul. non wax nga lu leer nañ. waaw mais da ngay tëj buntu bi tamit toon. déet bu buntu bi leeree doo tëj. non mais ñoom nag dañu am droit def c'est une réplique li nga wax ni mën nañ ñëw toogaat fi da koy démonter. waaw ci loi bi la ñuy démonter. non li nga wax laa wax. waaw moom damay laaj man loi bi laa wax de. bu fekkee ñoom dañoo bëgg démonter loi bi moom man waxuma loi bee ko wax. ça se voit que tu es un rappeur. loi bee ko wax de. bon posal. bismillah ma pose. Kals yéen a nekk ginnaaw raay ak Malika réellement kon Malika am na ay rappeur. defe naa Sénégal moom un peu partout au Sénégal am na ay rappeurs. Malika am na salle boo xam ne fa ngeen di yëngoo. bon loolu nag moom mooy difficulté bi en ce moment
parce que la banlieue souffre en matière d'infrastructure. Ouais. te booy xool ville lu fi mënti am waa banlieue ñoo fay fees. D'accord boobu moom d'accord na et que beneen question bi mooy mën nga ma ne exactement rapportu Malika yëpp tant de personnes lañu. bon loolu ce sera impossible ah. bon léegi à peu près ma ko. bon mun naa wax ne la majeure partie de la jeunesse ñu ngi activé wu ci culture urbaine ñii ñu ngi yëngu ci graffiti ñii ñu ngi yëngu ci dance ñii ñu ngi yëngu ci rap ñii ñu ngi yëngu ci ay infographie maanaam lépp luy discipline te laal culture urbaine banlieue bi c'est très actif dans ce domaine. pour firndeel loolu. waaw structure bu jiitu ci culture urbaine mu ngi amee à Pikine muy Africulture Urban waa banlieue bi ñoo ko teg te si la ñëpp inspiré wu tey jii ba mun nañu wax sax loolu bu fi existé wul woon hip hop mënoon na jeex. ok léegi Aladji Mane mi nga jàkkaar loolu c'est une personnalité. Au niveau du conseil d'administration. rappeur la aussi dem na fu ne nag. xam na lu ne. naan di télé de. dëgg léegi lan nga kontaanul ci ñoom ak loo kontaan ci ñoom ak loo kontaan ci ñoom. bon d'abord maa ngi koy nuyu di ko ziar amul nag ay kii xoolal bu xool ma Kals. non man mooy xoolal. man xanaa ma su ma naroon wax. jam ko ko su ma naroon wax nga orienté ma sax damay wàccaat. Kals jam ko xoolal ndax bu demee mu rendre compte. non su ma waxee dafay mel ni yaa ma ko digal. ah mais dinaa ko wax lu ma ko war a wax. wax bismillah voilà Alaaji moom ku ñu xam la ci milieu bi. ku ñu respecté la aussi par rapport ak yëngu-yëngoom par rapport aussi ak xam-xamam ak lu mu réaliser lépp. jaaree ko ci groupe am ba lu muy def en ce moment moom en tant que entrepreneur culturel. bon SODAV nag lu ñu ci kontaan moom mooy xeex bi nga xamante ne ñëpp ñoo ko xeex ba SODAV mën a exister am autonomie boppam war na mën a dem pour vers d'autres horizons. amaana bu may wax man dama naan SODAV ba muy ñëw dafi fekk BSDA yàgg fi lool nit ñi nag amoon yu ñu bëggoon changer SODAV ñëw pour ñëw mottali ko indi yeneen jéego moom it. maanaam am benn mission ak rôle bi nga xamante ne moom la war a jouer bi nga xamante ne SODAV def kii BSDA defu ko woon. léegi nag amaana ñoom bu ñuy toog fixé woon nañ seen bopp ay objectifs def nañ diir maanaam mun nañ ne 5 ans léegi. objectif yooyu ñoom ba léegi waxaguñu fu ñu ci toll peut-être bu ñuy wax rek chiffre la ñuy wax chiffre nag boo bëggee réeral jaamee rek dugal ci chiffre parce que moo tax ba may laaj léegi chiffre sax man xawma lu may wax parce que chiffre dafay évoluer par rapport ak li ngay jot ak li ngay wax ne lii la par rapport ak njariñ bi aussi amaana sax ba fi BSDA di nekk nit ñi lu ñu doon jot moo leen ëppaloon njariñ que ñoom chiffres yi ñu wax muy nekk ay milliards fekk lépp nuñ koy gestion bi nit ñi gisaguñ ko ci factuel bi. ok maanaam ba ma foofu su ma comprendre da nga bëgg a wax ne. tàngu BSDA yow ci nga daan gën a percevoir bi SODAV ñëwee. n'est-ce pas su ma neexee wax loolu parce que SODAV ba mu ñëwee ba léegi man laaluma franc. ok dégg naa avant-hier. ci bi may def émission ci beneen télé. man ak ba Daniel Gomes bu SODAV aussi. directeur du SODAV Ali Bathily dafa ne. artistes itam léeg-léeg dañuy jaawatle parce que bu fekkee ne que da nga xew. di tourner en plein temps par exemple ma jël le cas de mon fils Wally Seck. il a le vent en poupe xew na bu lu ko nag Covid foo ko fekk Wally ngay dégg Wally fii Wally mu ngi joué fii mu ne kooku li muy percevoir droit d'auteur mënul yem ak ki nga xam ne ñaari yoon la joué ci at mi wala ñetti yoon mais loolu nag c'est vrai loolu moom wax dëgg yàlla. xam nga wax boobu noonu. li ñuy wax xaaral. li ñuy wax naan ba cotise pas. ba jàcc pas waaw maanaam boo cotisé wul ci ataaya yi. gis nga nag ñoom loolu waruñu yem ci constat bi rek taxaw. waaw parce que ñoom dañ fi nekk pour accompagner dañ fi nekk pour former dañ fi nekk pour soutenir. parce que tey bu ñu xoolee ne artiste bi amul production lan moo tax artiste bi amul production est-ce que ñoom ñu ngi évaluer loolu waruñu toog rek après ñu bàyyi artistes yi seen biir ku xew rek moom mooy am
warul mën a demee noonu nit ki américains yi par exemple wala France non ma ñëw taxawal est-ce que SODAV am na moyen boobu moom laay wax SODAV dafa ñëw pour indi doxalin bu bees waaw ñoom tey jii dañu war a mën a nekk ay xalaatkat bu nekkul ci seen bopp it ñu wut xalaatkat yu mel noonu ñu nekk ay producteurs voilà bon loolu sax bu ñu fa duggee dafay dugg ci wàllum commerce te loolu am na ñu ko yellool ñi nga xamante ne ñoo ngi fii am nañ seen structure ñu ngi produire mais SODAV xaalis bu muy jot te artistes yi moom ko xaalis boobu la war a organiser mais man je pense que ni SODAV fi mu toll nii artistes yi nga xam ne ñoo ko wër SODAV war na mën sax produire ay artistes parce que en France benn rajo bu tudd RTL mais day produire ay artistes yu xool effectivement pendant des années mais ñu jaay ay millions d'exemplaires comme Sénégal nag eggagul foofu non léegi nag bon alaaji laay non mais ma daaneel taxawal yow bala ngay daaneel yow xaram agsi alaaji boo demee nga ne sama gars yi bàyyi coon nee na ngeen xalaat ci loolu xool leen naka la nu ngeen mën a def ba SODAV léegi di produire ay artistes parce que ñii am na yoo xam ne amuñu moyen bi dañuy nekk artiste xoolal ba xëy màgget ba seen ba ñëpp jàll wodd xoolal duñu am sax benn single parce que ils n'ont pas ces moyens là léegi yéen avec le fonds social ou bien avec fonds bi ñuy wax ne xam nga yëg na 100 millions comme li gars yi wax rek mais xool leen ni ngeen mën a defee ngeen ne bon la SODAV ne peut pas produire tous les artistes c'est impossible mais chaque année SODAV dina produire 10 artistes ñëwal fii. voilà lu ma bëggoon wax rek moom mooy liggéeyu SODAV nekkul ñu leen koy jàngal ñoom bu ñu ko xamul dañoo war a toog ñu laajaat wala ñu ne gars yi affaire yaa ngi nii ku mën na jël. parce que commencé na jël temps aussi ñu ngi xaar ay yeneen moyens yuy ñëw te moyens yooyu aussi nekkul liggéeyu SODAV ci xeex bi la woon par rapport ak li ñuy wax ay copie privée ak yooyu loolu bu ñëwee c'est des milliards yooyu peut-être ñoom su li ñuy sukkandiku aussi pour wane na que ni liggéey nañ waxaat ay chiffres encore alors que dafa war a nekk benn xalaat bi nga xamante ne xalaat bu xarañ la tey jii man musuma dox ba gis agent wu SODAV et pourtant artistes yi ñu ngi fépp artistes yooyu bu ñu leen impliqué woon est-ce que tey jii SODAV warul mën a récupérer ay fonds yi nga xamante ne dafay dolleeku si li ñuy wax ne ñoom exactement maanaam kon yéen ci gox bi ngeen dëkkee amul benn agent bu SODAV amul représentant SODAV y a pas de bureau amul dara amul dara moo ngoog alaaji loo koy tontu waaw balaa may tontu boobu ñun je pense que ci communication lii moom mooy démocratie nga toog ak ayant droit acteur mu wax la xalaatam nga déglu ko lii dañu koy rafetlu Kalzema ak moom yàgg nañu waxtaan kon Ballago TV kon baax na fi baax na fi donc lii moom mooy tax société di avancer waaye dama bëggoon préciser ne SODAV c'est une société de gestion collective SODAV du maison de disque SODAV yoon daf ko interdire sax muy génn di jaay di am bénéfice SODAV loolu yoon daf ko interdire d'accord SODAV du société boo xam ni dafay produire ay artistes loolu nekkul ci loi bi nekkul ci statut SODAV dañ ko interdire ok maa fa dugg mais est-ce que mënuñu ko changer waaw damay leeral d'abord damay leeral donc SODAV man damay bëgg tout le temps aussi acteurs culturels yi ñu xam ni ci seen corporation am na lu ci yees am na lu ci bees te loolu moo ñu tënk ñun ñëpp muy loi bi nga xam ne moom la ñu teg ne ñun moo ñuy àtte ci la ñuy àtte woo